mbokk yi jërë ngeen jëf xalaatu bun xataab tey jii dellusiwaat di wax sunu kilifa yi nekkee ci mim réew ci nguur gu fi mën a jaar ba ci nguuru Macky Sall gi amul nguur gun fiy jaar ba jàll rek te waxuñu ay toj-toj yoo xam ne nguur gi def na ko ci wàllu xaalis ndax rapport bi ñu am ak xaalis moo yéeme mun nañ fi wax yu fi jaar les licences de pêche Abdou Diouf bi muy doog a ñëw ibbi waatoon CREI ñu wax jëm ci mbiri 8 milliards yoo xam ne ci président Macky Sall ñu wax mbiri chantier wu Thiès valise yu Alex Seguraba yooyu yëpp jaar na fi ci nguur yi bu ñu doon résumé du doy mooy rapport yi suñu kilifa am ak xaalis président Macky Sall ñëw falu ñu teg ni rupture day am mooy la patrie avant le parti gouvernance sobre et vertueuse ba tey jii ginnaaw gouvernance boobu mu waxoon ñu bari njortu ni taxawaayam jëm ci ñoŋal alal réew mi ak sellal ko dina am solo ba tey jii ñuy wax jëmee ci mbiri ay rapport yu génn comme li mu waxoon CREI pour ñi fi jóge la mais OFNAC pour ñun la ba tax ñu jàpp Karim Wade mais ci mbiri Karim Wade la xel tàmbalee tey ndaxte bu ne 25 personnes jàpp kenn doonoon lu yéem ñëpp ba tey jii ñiy wax jëme ci OFNAC ak ñenn ñoo xam ne toppoon na leen ci ba ci Aliou Sall bi ci mujj mooy kii di ministre bi ñu dénk mbiri enseignement supérieur di Cheikh Oumar Anne ginnaaw bi muy jiite kudd ñu tuumaal ko ci xaalis boo xam ne ay millions la waa OFNAC génnee ko ba ni kii di Cheikh Oumar Anne ginnaaw ban ko tegee daan yi waratul sax falu ci loo xam ne waa réew mi ñoom ñoo koy fale mais dañ ci jógee ginnaaw gi président ragal ko ginnaawam jël ko def ko ministre enseignement supérieur maanaam ki ñuy jiññe dafa sàcc nen président ñëw dénk ko ngunu li mel ne ku koy gën a encouragé ci jamono boobu ñu def fi mbiri Prodac jamono boobu mbiri Aliou Sall buñ doon lim du jeex ci rapport bi suñuy kilifa am ak xaalis yamuñu foofu rek boo xoolee tey ay maire commune ñi ngi fi ñu leen di tudd ci yu mel noonu président Macky Sall mel ne kuy aar ak sàmm moom ñi mu àndal parce que bi ngeen ci mbiri Cheikh Oumar Anne ni mu ci defee mais mbiri Aliou Sall dafa génn bisu julli it mu rakkam ne sama rakk la setal ko ci kanamu ñëpp procureur ñëw di wax yu kenn xamul naan kii di na ku ci am preuve na nga ko indi nag ñëw la nekk ay témoin mu jaaxal ñu bari ñu gis ci mbiri Ousmane Sonko ci 94 milliards yi ak Mamour Diallo Sonko ginnaaw ba mu yeewee coow li Mamour Diallo ñu jële ko ci postam ñu tege ne yoon day def liggéeyam assemblée nationale jalgati ndaxte demaguñ ci plénière mu génnee ab rapport ci commission d'enquête parlementaire siwal ko ci violé ay texam moom assemblée nationale foofu lañ gisee ni jubadi am na warta taxas jëm benn boor am na ak yeneen yoo xam ne tey jii ñi ngi koy tudd ba ci Senelec bi ñu ne woon ay bénéfice la am dañuy wàññi courant bi ministre bi jóge fa moom Cissé tey jii ñu dénk ko keneen ñu ne Senelec dafa am gabu 12 milliards askan ñoo ko war a fay mais pourquoi audit war woon am ñu leeral xaalis boobu di senn fa la jóge fi ne woon dafa am bénéfice bu ñu xëyee ginnaaw ñeenti weer ne dafa am ab kàmb xaalis kàmb googu lan moo ko fi indi lii wala fi naan kii faqul bënul yax bëgg na mes loxo ba fa newoon jugu fa kon kan moo ko jël mu doon ay question yu ñuy posé ak milliards yi Sénégal di leb budget bi di yokk at mu ne lu ne di dugg ci réew mi ñu naan réew mi am na xaalis te sénégalais yi duñ ko gis xaalis boobu est-ce que jotul woon ñu càmbar ko
xool xaalis boobu fan la dugg ak ñan ay loi de finance chaque année rectificative ci sunu budget ci budget boo xam ne ñongaloon nañ ko réew mi lépp ngi woom lépp am na xaalis mais tey jii ñu toll ci benn niveau mooy président Macky Sall ay nitam da leen di topp ba pare mu leen di aar teg ci ay rapport ñoo leen di tudd inspection générale d'État dañ ne moo duggoon ville de Dakar ñu ne Khalifa Ababacar Sall épinglé nañ ko jàpp na ko may ñu ko sax temps mu expliqué Khalifa jiñ nañ ko jàpp nañ ko tëj ko ci kaso bi xëy bàyyi na gracier nañ ko ci loo xam ne tey jii nee naan même bu ci amul responsabilité mooy c'est la responsabilité morale pourtant amoon na dage di ana ña doon signé ana ña doon décaissé xaalis mais dañ ne dafa am responsabilité ndaxte moom mooy maire bi fexe nañ ba dugal ko ci ba tëj ko ci kaso bi ci loo xam ne ñu bari na woon jàppale tappalekat loolu dama gëm ni kii di Karim Wade di Khalifa Ababacar Sall Macky Sall war na leen a jéggalu baal leen est-ce que du seen àq sax moo jar gaay yi parce que nag li leen doon toppee ba tax ñu leen tëj lu ko ëpp lu ko gën a fës lu ko gën a yées mi ngi fi mais tey jii bu ñu xëyee ginnaaw Cour des comptes génnee rapport am te rapport yi li ma ci jeexal Vincent les mêmes lañ ci tudd seetloo ñi ñuy tudd ci rapport IGE bu génnee ñoom lay tudd OFNAC bu génnee ñoom lay tudd ARMP bu génnee moom lay tudd ñooñu ñu Cour des comptes ñoom lay tudd mais Cour des comptes ak fu la gën am doon ay magistrats de haut rang tey jii génne ab rapport te rapport depuis 2014 2015 ñu xaar ba tey 4 ans après ñu doog a génne rapport bi ana rapport 2016 ana rapport 2017 ana rapport 2018 Cour des comptes war a am fulla di génne rapport yi pour ñoom tey seen crédibilité ak seen fulla ak fayda war ñu xool ay calcul politique pour di génne rapport bu ñu ko génne avant les élections président day ut deuxième mandat pour man looloo taxul ñu téye ko léegi après le mandat ñu génnee ko des fois ñu ne Cour des comptes mais man war ko def ci presse bi ni mu koy commenter mais tey jii bu ñu ko defoon tey ci discrétion président de la république alors que ñu am un président boo xam ne day politique mais mun na jël yenn yi teg ci concom comme ni mu ko waxoon kon Cour des comptes fésal gi mu koy fésal presse bi di ci jot loolu dafa am solo mais bu demee ba président di remettre en question le travail de la Cour des comptes y a problème parce que bu demee ba ne non parce que ay lii la rek. doon war nañu jéem a jubbanti yenn yi comme ni mu ko waxee dem levée des coureurs bi da war nañu jubbanti yenn yi daf na nan ay recommandation la joxe mais ay détournement aussi ñi ngi ci xaalis bu lubal aussi mi ngi ci ay faute de gestion bi newoon moom la Khalifa Ababacar Sall def mi ngi ci kon liñ muñal ñii mënuñu koon muñal Khalifa Sall mais parce que Khalifa Sall opposant la affaire 94 milliards lu tax leeraluñ ko ba léegi danoon day porter plainte kii di Ousmane Sonko ana plainte ya woowagum nañ Sonko non bu ñun nax ñun dul ay dof beneen bi si topp mooy da ngay dégg ñu ne Cheikh Omar Anne dina porter plainte Pape Alé Niang dina porter plainte Nafi Ngom dina porter plainte ki sant Niang c'est-à-dire que on se pose des questions lan moo xew Pape Alé téere la bind comme ni ko Latif daan dundee Latif bind na fi ci ANOCI Latif bind na fii ci maître Babacar Seye meurtre sur commande affaire maître Babacar Seye c'était des choses beaucoup plus sensibles pourtant de liberté d'expression la def ouvrage bind mais yooyu bu amee Pape Alé wax na dëgg waxul dëgg audit yi wax na dëgg waxul dëgg OFNAC wax na dëgg waxul dëgg mais procureur moo war a def liggéeyam comme ni mu ko def ci Khalifa def ko ci Aïda Ndiongue def ko ci Taïbu Ndiaye def ko ci keneen ak keneen ñi ñu tuumaal nan leen woo laaj leen ñu def enquête bu dee ñoom la ñu duma leen ci kaso bi bu dul ñoom ñu seetal leen ñi leen tuumaal ñu def leen citation directe xam nañ ni yoon di doxee mais tudd lan la loolu dëgg defal citation directe mais nekkul ci ay meeting politique ngay toog di tontu affaire bi nekkul loolu c'est du sérieux mais xaalis Sénégal lan la jox. ñu ne la da nga kaa luubal mais nag képp kii xaar Macky Sall jël ay daan teg ci kaw gaayam yaa ngi nax sa bopp parce que mi ngi naan dañuy créer benn commission mais comme commission pour lan le Cour des comptes génne na mais boo tegee commission bi c'est pour remettre en question le travail de la Cour des comptes li ñu wax du ay Cour des comptes commission Khalifa Sall est-ce que danoo woon commission keneen ak keneen est-ce que danoo woon commission
mais tey ji ngay convoqué benn commission boo xam ne day retarder le travail de la justice nekk fi di ñu tardel comme appel à témoin bi ñu def ci Aliou Sall di ñu divertir. Il faut du sérieux dans ce pays mais malheureusement on est mal parti du ñu dem tey jii réew mi ni mu ndoolee ci wàllu xaalis nit ñi néewee doole nit ñi néewee kattan inégalité bi am ci diggante autorité ñun ñi dëkk ci banlieue bi nit ñi koo gis mi ngi ñaan koo gis mi ngi yelwaan am ñoo xam ne bu ñu añee duñ reer am ñoo xam ne ñu ngi gobar jaati coono bi nekk ci réew mi jamono jooju nga gis ñoom ñuy dawal oto yoo xam ne kenn xamul nu mu mel dalee leer ne lii du seen salaire ay taax yoo xam étage yoo xam ne ay fukki kër lañu am ay karkaat yu dul jeex xaalis boobu war na lijjanti fu mu leen loolu tax CREI bi naan nan ko fi jëlee il faut réformer la CREI mais CREI kenn du ko fi jëlee képp ku fi am alal yoo xam ne xamuñu fu ñu jógee dinañ ko lijjanti teg la ci yoon comme ni ñu tegoon yoon ci Karim Wade ak keneen mais diw ci Macky la far kenn du lijjanti ay mbiram même bu ñu demee ba le premier ministre Mohamed Dionne dem ba naan non rapport yi ci OFNAC non daf mel ne ay fromage hollandais la ay bënn la ay turu li mu am ci turu moo ëpp li mu am ci ay gruyère loolu du waxam mais bett ñu ci moom parce qu'il a l'habitude de passer à côté de la plaque il a l'habitude de faire hors sujet moom mënul wax kooku mënul wax na noppi moom moo gën ci yow kon il est temps que dans ce pays ñu jaar la mbir mi yoon te di bàyyi xel askan wi te xam ne moment bi ñuy noos di gundaandaat am na ci ñoo xam ne buñ xëyee kaasu café bu 50 francs moom lay tàngale seen dënn pour mën a am dara mbokk yi mu doonal xalaatu Bun Xataab sur la teranga.info ba beneen yoon incha allah.